asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV bisimilah ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukkil leen ponk yi ci gën a fës. li ci jiitu moo di rek syndicat bi ngànk ñiy liggéey ci wàllu yoon daal di bàq seeni loxo duñu faste xànc ak morom ma door ko niki tey jëmale ñetti fan boo demee ca tribunal hors classe bu ndakaaru ña nga xam ni ñoo fa nekk nag ñi ngi xiin yi am ay jafe-jafe li nga xam ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu yoon nee nañu daal grève bi duñu ko dakkal tànk amuñu la nga xam ni moom la ñu bëgg. buñ ci jógee yi tamit beneen grève muy grève bu nga xamante ni collectif des victimes de gàddaay ñoom nag daal dañoo daal di ab xiifal bu ñu amal am jàmmarloo bu ñu am ak force de l'ordre yi ñoom ak takk der yi nag tàngoon na jër ñeent am nañ ca ay gaañu fukk ak benn ñu jàpp leen jamono ji am na ku cay dox tànku jàmm ñoom nee nañu pare nañu ngir waxtaan. ci wàllu yi tamit foncier fële ca Ngor ñoom yi tamit dugg nañu ci maanaam mbirum suuf si nga xam ni dañ koy caxat-caxatee ci littoral bi ñoom nag nee nañu mbir moomu tey ji bëgg nañu mu dakk ndaxte bari na ci suuf su nga xam ni jël nañ ko joxe ko te du ci seen coobare yëguñu tinuñu dañuy xëy rek gis ñu fay tabax ba tax na ñoom i tamit yëkkati nañu seen kàdde mer ba futt ni loolee dina dakk bu soobee yàlla. ba tey rek ci wàllum ñàkkum ndox bi waa Kumpentum gisatuñu ndox déggatuñu ndox ña nga dëkk ci ay jafe-jafe ñoom i tamit amoon nañu manifester ni ki tey ci suba mer ba futu loolu yi nag seen diggante ak police am na ay jàmmarloo am na ñenn ci askan mi ñu nga xam ni teg nañ leen loxo bu ne saa ñu daal di leen jukkil li gën a fës ci xibaar yi. bisimilah ci faram-fàcce xibaar yi dañu koy doore rek ak syndicat bi ngànk ñiy liggéey ci wàllu yoon ñoom nag nee nañu fii ak ñetti fan duñu faste xànc ak morom ma duñu liggéey boo demee ca tribunal hors classe bu ndakaaru nit ña ña ngay xiin yi boobaak léegi yor seen i këyit ak seen i dossier ñi nga xam ne tamit dañoo am ay mbir yu ñuy régler ca tribunal ba gisuñu ku ñu waxal dégguñu ku ñu waxal ba tax na jafe-jafe yi ràññee nañ ko fa lool Abdourahmane Ly. Maître Ousmane Ba, je suis l'administrateur du greffe du tribunal de commerce hors classe de Dakar. Maître Ousmane Ba ngi ñuy dalal ci bërëbu liggéeyukaayam ca tribunal de commerce hors classe de Dakar mu di bërëb boo nga xamante ni liggéey yépp a taxaw mu di taxaw buy wëyandi ba ñetti fan mu di njeexitalu grève waa SYTJUST. man yoon daf ma may en tant que chef de service même bu nu grève man ma toog fi mais gis nga tribunal bi kenn nekk fi man maa fi toog mais. damay toog nii rek di lire samay journal wala ma bu fekkee am naa instance wala lu may def ma defal ko sama bopp mais liggéey bi moom kenn du ko laal déposé wuñu requête jotuñu assignation defuñu délivrance donc tout est bloqué. mu di ñuy liggéey ci wàllum yoon yuy sàkku suñu doxal protocole d'accord bu ñu signé woon ci atum 2018 bu jëm ci seen plan de carrière mu di mbir boo nga xamante ni ba tey ji benn jéego amu ci. liñ doon njàmbat moo di travailleur justice yi ñu am plan de carrière maanaam ñu mën a jóge fii di yéeg ba ci kaw parce que ci justice du am na ñi nga xam ne bëgguñu nekk magistrat am na ñi nga xam ne dañu bëgg nekk agent wala greffier dem ba ci plafond bi xam nga am na ay passerelle léegi loolu dañ ko waxoon ba gars yi xaatim ko ba defar ko mais formation boobu commencé gunu gouvernement yi nangoon na ba signé loolu ba signé décret yeeg yëpp mais pour ñu commencer formation bi amul benn pas bu benn jéego bu ñu ci def. mu di kon li tax waa SYTJUST nekk tey jii ci grève mu di mbir bu indi ay jafe-jafe ci liggéeyu cabinet d'avocat yi niki ni ñu ko Demba Ñaaw xamle. alors léegi bu ñu ñëwee fii mu am grève duñu mën a enrôler te xam nga suñu enrôlé wul audience bi du mën a am. du jàll dossier bi du jàll alors là day jouer impact day def benn impact ci cabinet bi day def impact ci cabinet bi pour la marche du cabinet et aussi impact vis-à-vis de notre cabinet. bon les clients des fois il y en a certains qui nous comprennent mais d'autres ils comprennent mënuñu comprendre loolu parce qu'ils se disent que bon joxe naa sama dossier tu comprends donc avocat bi la amal affaire donc c'est ça donc généralement gars yi ñoom cabinet yi ñu muy subir. li waral ñuy subir mu yéex gi ci wàllum liggéey bi. ni ki yéex yi jëm ci doxal ci lu ñu xaatimoon ci protocole d'accord bi.
waa SYTJUST banque seeni loxo ni duñu faste xànc ak morom boobu gerew yi tamit am na beneen bu ko feelu muy gerewub collectif bi ëmb ci ñi dëkk ca cité gàddaay te ñu tojoon seeni kër boobaak léegi mat juróom-ñaari at ñoom nag ci gerewub xiifal la ñu daal di soobu police ñëw fa ngir tasaare leen mu am ay jàmbaarloo yu metti ñeenti nit ñu jàpp leen ci fukki nit wala boog ñeenti nit am ci ay gaañu-gaañu fukki nit ak benn ñu teg leen ci loxo ñoom nag nee nañu li ñu bëgg mooy ñu delloo leen seeni suuf ginnaaw bi ñu ko rajaxee boobaak léegi ñuy daw ci seen àq ak seen yelleef lu mat juróom-ñaari at ñu déglu ci Mamadou Lamine Fati. ñoom mujjee nañu def lu ñu bëggoon ñi nga xam ne ñoom lañu tojoon seeni kër ca gàddaay mujjee nañ ñëw ngir def seeni xiifal mujjantal bi police da leen a mujjee dàq ñoom ñëpp ñeent ci ñoom mujjee am ay gaañu gaañu. bi ñu xëyee ñëw nañ ci njekk ak teranga respecté yëpp li ñu waroon a respecté jël matuwaay yëpp ñëw teg suñu ñaari tànt lal suñu basang tëdd jàpp suñu ñàmbur xaar yàlla police ñëw wàcce seeni arsenal nañu da ngeen di génn terrain bi sànni ñu ay lacrymogène dóor ñu dëggaate ñu ba damm nañ fi ñaari nit ñu ngi nii di xaar sapeur pompier pour mu ñëw évacuer leen ñu ngi nii tëdd ci tali bi. ay gaz lacrymogène ay dóor ay nit yu ñu gaañu rawatina ay ñi nga xam ne teg nañ leen loxo loolu taxul ba ñi nga xam ne ñoom la ñu tojoon seeni kër ci gàddaay ne ñoom duñu dellu benn yoon gannaaw. li ñu fas yéene def mooy waxoon nañ ko Sénégal wax ko àdduna yëpp ñu ngi dëggalaat suñu bopp loolu ñu waxoon tey lañ ci gën a taxaw dinañu tëdd fii ba keroog ñu rey ñu ñun ñëpp suul ñu wala ñu jàpp ñun ñëpp yóbbu kaso su boobaa nag ñu xam ni doole mooy dox ci dëkk bi ku ñu ëpp doole nga xam ne dañ laa ëpp doole li ci des nga xaar yàlla loolooy. juróom-ñaari at ba léegi ñoom ñu ngi daw ngir ñu delloo leen seeni moomeel gannaaw bu ñu tojee seeni kër yooyule ci gàddaay tey jile ñi nga xam ne ñoo amoon yàqu-yàqu yooyule ñoom nee nañu dara du leen tax a dellu ginnaaw ci seeni xeex gile. seeni kër boobaak léegi juróom-ñaari at gisuñu dara ñuy xiifal ñu fekk leen fa dóor leen rajaxe leen dammate leen ñenn ñi ñu dóor leen ay lacrymogène waaye terewul nag kii di Ablaye Sow di médiateur bu Pikine ma nga cay dox ay tànku jàmm ñoom nee nañu donte mbir mi metti na ñoom ñi nekk ci collectif bi pare nañu ngir waxtaan toog xool naka la ñuy def ba saafara seen jafe-jafe yooyu Ablaye Sow ci micro Mamadou Lamine Fati. cër biñ ma jox tey bi ma fi taxawee ñu nangoo waxat man nangoo déglu samay kàddu coow li mooy dama ko dégg tey ci suba mu nekk dossier boo xam ne am na tuuti lu ma ci xam ma dégg mu mel ni récupération politique da cee commencé di am te nag bëgguma ñu jaawale li nga xam ne si que ni moom la ñi nga xam ne ñoom ñoo am at Mbaye Fall coow nit ñi di ko def wàllu politique jotewul dara at politique mais yàlla dimbali na ma bi ma ñëwee ma waxtaan at ñenn ci bureau bi parce que am na ñoo xam ne duñ leen a jotoon a téye mais am na ñoo xam ne ñi ngi bokk ci bureau bi te ñi ngi dox tànk jàmm ñooñu nag gis naa leen waxtaan naa at ñoom ci dal te xam nañ ne aussi li ñu wax que ni solution mën na am donc lépp luy jàmm ñoom wax nañ ne pare nañ pour def ko donc teg nañ li nga xam ne si que ni mooy coow li ci suuf su soobee yàlla waxtaan naa at ñoom dinaa jéem a leen a recevoir tey ci ngoon wala suba ci suba ñu continuer waxtaan xool ba xam nan la ñuy trouver solution pour li yàlla def ci ndox mu sedd guy. bu ñu demee ba fële ca Ngor nag lu jëm ci wàllu suuf si nga xam ne ñu ngi koy caxat-caxatee ñoom nag am nañ ca lu leen naqari ba tax na tey jii daal amoon nañu ab point de presse ngir xamle ni bari na ay dogal yu ñu jël ak ay hectares yu ñu jël jox ko ay nit te waa population ba askan ba yëguñu tiñunu ba tax na ñoom daañu dem fa mbaxana doone benn waaye nag du ñu bàyyi benn yoon seen suuf ñu koy jël di ci def lu leen neex te ñoom duñ ca am kàddu duñ ca def duñ ca dindi Adama Sarr. mu ngi doon commune ci atum 1996 village traditionnel bu Ngor nag jamono jii mu ngi jànkonteeg ay jafe-jafe jëm ci application loi atum 1968 ak atum 1973. perte nañ suñu patrimoine communautaire suñu patrimoine foncier communautaire ngaañ bi moo di ñi nga xam ne jël nañ seen alal te moom lañ yaakaaroon parce que nit bu amuloon xëy liggéey sax boo amee sa pàkk bu tawee boo fa jëmbatee mën a am bu dul bés yi boo doon dunde nga xam ne moom lañ daan dunde à l'époque waaye xanaa jigéen ñi nga xam ne amoon nañu pàkk yu ñu daan def donc seen jardin potager xanaa ñu mën a am bokk lu ñu motale dépense. askanu Ngor woowule sax di naqarlu arrêté bi nga xamee ne jëwriñ gi ñu dënk wàllu ko urbanisme jël na ko jëm si juróom benn fukk ak ñaari hectares yooyu le nag dañ ko rek jagleel ay dëkkuwaay wante nag ñoom waa Ngor gisuñ ci seeni bopp. mooy 62 hectares yu ñu wax nii te tey nga xam ne mooy wax ji fi mu ne nii 62 hectares yooyu
dafa jur ñaari problème benn mu ngi nii mooy ñu ngi ci dégg ni décret bi nga xam ne moo ko abal approuvé lotissement bi génn na gis nañ ci këyit approuvé na ko arrêté la du ministère de l'urbanisme ok léegi kenn woowuñu wax ñu ak ñun ci mbir mi te lii mu ngi ci suñu territoire communal. ñi nga xamee ne nag ñoom ñoo di askan wu Ngor di rek artu. lu tax dana jur coow li ñuy wax arrêté bi daf ko tudd mu ngi ko féetale la commune de Ouakam alors que mu ngi ci sur les terres ancestrales Ngor de Ngor parce que tout simplement dañu def un découpage maladroit sur les frontières des 3 communes boo xam ne boobu ba léegi ñu ngi ciy xeex te kenn dégguñu. si jamono joo xamee ne coowum suuf mu ngi lëmbee Sénégal ñi nga xamee ne ñoom ñoo di waa village traditionnel bu Ngor jee jamono ji ñu ngi àddu nag si jafe-jafe yi nga xamee ne ñu ngi koy jànkonteeg jëm ci wàllu ko suuf. coowum suuf sa Ngor coowum ndox ca Koumpentoum mu mel ni foo làmb day metti ñoom nag population yi doon nañu amal ab manifester am ca jàmmaarloo yu metti seen diggante ak force de l'ordre yi am ñenn ñu nga xam ne teg nañ leen ci loxo ki nga xam ni moo ci indi ay leeral mooy Aliou Traoré dëkk foofee ca Koumpentoum ci téléphone El Hadj Malick Cissé. lu waral manifestation yi fii mooy ñàkku ndox parce que vraiment Koumpentoum problème ndox daf fa mos a nekk daal depuis ñun bi ñu nekk ay xale ba léegi toujours ñu ngi am problème yooyu noonu. te dëkk mu ngi nii muy gën a màgg mais jusqu'à présent le problème n'est pas réglé tey ci tey ba heure may wax ak yow nii boo demoon forage di nga fa fekk charrette yaa ngi rang def kër et loolu nag pour chaque jour de 5 heures du matin à 22 heures fa la ñu rang te bari ndox bi ñu ngi koy jaayee 500 francs jënd bi sax du problème mais gis ki la koy jaay moo jafe parce que fii nii boo seetloo dëkk bi yëpp c'est ce même problème ñun nag wax dëgg def nañ lépp lu ñu yoon may dem nañ waxtaan ak autorité ñu war a waxtaanal. organiser nañ ay marche organiser nañ ay sitting même bind nañ sax cabinet ministère de l'eau pour expliquer ko problème yi ñuy jànkonte fii à Koumpentoum mais gis nañ ne ba tey dara suñu tante yi suñu yaay yi suñu sœurs yi ñu ngi fii di souffrir et souffrance boobu yàgg na et jusqu'à présent ça continue moo tax nag lii nii dañoo jóg nii rek réaction jóg rek ne tey moom il faut vraiment que nit ñi dégguñu et pour ñu dégguñu ñu ne nañ dem barrer la route nationale comme que ñi ñu fi nekkal wax nañ ba sonn jàpp nañ ne mënuñ si ñun dara léegi peut-être bu ñu defee lii cette manifestation là bon président de la république dinañu dégg pour que vraiment mu ñëw trouver ñu solution ci problème bi ñu souffrir ici à Koumpentoum. askan bi nga xam ni ñoom ñoo nekk ca Ndiadtek ci wetu zone des Niayes yi tamit fële ca wetu Gandiol ñoom itamit ñi ngi am ñaxtu bu nga xam ni daal ñi ngi koy def nee nañu nag ñi ngi déglu autorité yi ndaxte ñoom am nañu boobaak léegi lu leen metti lool te kenn ubbi lu leen bunt wala boog nga déglu leen ba tax na ñoom itamit ñàkkum ndox ak courant tax na ba fi mu toll nii ña nga mer ba futt Momar Alice Niang mi ngi nekk ci route des Niayes sorewul dara ak Gandiol dëkk bii di Njaleñ di village bu nga xamante ni askan wa fa yeewoo bari na ay jafe-jafe yu ñuy jànkonteel tàyyi nañu ci dige yi nga xamante ni moom la leen kilifa yi di def ba tax na jamono ji ñu fippu wax seen métit. ñun dañuy sentir sa Sénégal fi mu nekk nii carte d'identité moo ñu boolewaan bokk ñu Sénégal ñun yaakaar nañ étranger la ñu Sénégal parce que tali bi fii 10 mètres kilomètres mun ñu ko am. santé bi gis ngeen ko fii jigéen dañu am doom ji ko sareet mbaam yi fii guddi gi jigéen bu ñu fi génnee suñu doom yi dañ leen tëj parce que jaani mën nañu leen mat amul courant suñu production yi bu ñoree fii de yàqu ci biir àll bi gis ngeen forage benn jour lay takk léeg wala benn heure dañuy toog fukki fan duñu gis ndox wala weer Njaleñ nag ak Mbanji boole lañ seen doole fi mu nekk nit ñi bari nañu mais dañu leen toog leen ci kër yi ñun daañu wax seen aajo fi mu ne xam da lañ bëgg président de la république moo xam ne ñun Njaleñ sonn nañu ñu war a am yoon woo xamante ne nii suñu mbéy mi bu ñoree foofu la ñuy ñu jaar foofu ñu mën a jël suñu mbéy mi suñu soble bi ak suñu carotte beeg yooyu ñu yóbbu ko ci marché yi waaye instant yii nii vraiment dañu am jafe-jafe amuñu yoon. bu fekkente ni nag seen jooy yi dañu ko tànqamnu danañu am yeneen jéego yu ñu teg. bu ñu déggul nag affaire bi combat bi day continuer daañu dem ci marché daañu dem ci grève de la faim parce que lii suñu bakkan lañ ciy teg dañuy sonn
en tout cas daal fi mu nekk nii combat moom day continuer. jamono yi tembe nag dëkk bii di Njaleñ ci pulaar muy tekki tundub suuf dañu sos ko ci booraatub 1900 mi ngi wéy di dund ak i jafe-jafeem. Njaleñ amuñu ndox amuñu courant ci jamono ji nga xam ni mbas mi ngi wéy di indi ay jafe-jafe ci réewum Sénégal yeneen ñaari nit ñàkk ci seen bakkan bésub tey ñu am lim bu toll ci juróom-ñett fukk ak ñaar ñu am doomu jàngoro bi am na ci ñeent ñu nga xam ni cas importé lañ leen tuddee maanaam bitim réew lañ ko jëlee indi ko fi am ci fukk ak ñett yu nga xam ni kenn xamul ku leen ko wàllu docteur Aloyse Waly Diouf. ci junni ak ñeenti fukk test yi ñu def juróom-ñetti téeméer ak ñaar ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak juróomi cas contact ñeenti cas importé ci aéroport international Blaise Diagne fukk ak ñett yi di ay cas communautaire benn ci Mariste benn ci zone A benn ci Bopp benn ci Yaraax benn ci Ouest Foire benn ci Nord Foire benn ci Almadies benn ci Grand Mbao benn ci Kër Massar ak ñeent ci Kaolack fanweer ak ñeent si suñu malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak benn ci suñu malade yi ñu ngi si suñu service réanimation yi ñaari malade ñàkk nañ seen bakken ci bésu démb muy dibéer ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin bi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan. mbas mi egg na ci pic maanaam ci njobbaxtal li niki ayu bés bi ñu génn ki ko xamle moo di Mohamed Ly di médecin bu nga xam ne xam-xamam dafa wàcc jëm ci wàllu santé publique nee na nag li ko waral moo di ne askan bi dañoo bàyyi liku ba tax na lii di geste barrière yi respecté tuñu ko waaye tamit ñii di gouvernement bi dañoo lajj ci wàllu communication maanaam ni ñu war a waxtaane ak askan bi gën leen a ñaax ci jamono ji nga xam ni dañ leen ni vivre avec le virus maanaam dund ak virus bi naka lañ ko war a defee dafa mel ni kenn leeralu leen loolu yëpp ñu déglu ko ci micro Adama Sarr ak Moussa Fall. même pic bi ñu waxoon sax léegi fu mu ne nii dépassé nañ ko ndax def naa 771 la woon léegi ñu ngi 798 ci semaine bi passé donc loolu nee nañu tamit que nit ñi respecté tuñu trop maanaam mesure barrières yi solatuñu masque yi trop xale yi ñu ngi dem ci plage yi mais loolu tamit dafa mel ni démobilisation bi ci kaw la jógee maanaam relâchement yi nit ñi comprendre tuñu trop. dañ leen ne dañu war a jàng dund ak virus bi nit ñi foog ne nag que virus bi nekkul lu garaaw alors que au contraire suñu continuer nii fi ñu jëm du neex moo tax nag nguur gi ak ministre de la santé wala sax njiitu réew mi war na ñëwaat gën a firndeel lan la bëggoon wax dund ak virus mooy mënuñu tamit bañ a économie mënul bañ a dox ndaxte il faut ñu économie bi dox pour nit ñi am lu ñu lekk mën a dund vie bi mënul bloqué waaye nag feebar baa ngi fii dañu war a jàng nan la ñuy fexe ba moytu ko te di doxaale suñu soxla léegi mais quand même wàññi tuuti rassemblement yi ak demante bi voilà pour ay weeri weer ba ñu xeex feebar ba mu jóge fii. Fallou Ba di chercheur bu nekk ca école nationale d'économie appliquée moom tamit mel ni ku koy feelu daal di xamle ni daal lii di communication bi war nañu ko changer ndaxte communication bi ñuy def ni dëppoowul ak maladie bi ni nga xam ni noonu lay doxee ci jamono ji ñu toll foofu ñu wut beneen forme de communication bu nga xam ni dina mën a dugg ci nopp askan bi Fallou Ba enseignant chercheur moom tamit ci micro Adama Sarr. tey jii soo dégloo Sénégalais yi war nga gis ni ñuy doxalee da ngay gis ni Sénégalais yi dafa mel ni gëmatuñu ni feebar bi am na donc nag su fekkee da nga toll ci jamono jooju ak ci anam yooyu da ngaa war a wut communication boo xamante ni wax boo xamante ni day dëppoog loolu fexe ba indiwaat nit ki mu gëm ni feebar bi am na feebar bi day lore feebar bi day rayee loolu ñu ko mën a defee ñun ci sunu jàngat dañoo gis ni dafa am communication bu dëppoog loolu bu ñuy wax communication de monstration mooy fexe ba nga xamante ni nit ki day duut baaraam ci loxoom ci feebar bi. communication bi nga xamante ni moom la ñuy def fi ñu toll nii mooy communication bi nga xam ne yéen nit ñi ci feebar bi yan jumtukaay la ñuy jël ba nga xam ne mën nañu koo moytu mais loolu gaa baax na waaye ñun ci suñuy jàngat dañoo gis ni gis nga communication boo xam ne da ngay yee nit ki rek mu xam lan mooy indi mbir mi ak lan ngay def ba moytu ko nit ki dina xam waaye xam ak jëf ànduñu nit ki mën na xam bu wér te du jëf ni nga ko bëgg la preuve ñëpp xam na ni tux baaxul mais nit ñaa ngi tux nit ñi xam na ni lekk tëdd baaxul mais nit ñaa ngi lekk di tëdd
donc il faut ñu indi beneen forme de communication boo xamante ni léegi moo xew ci jamono ci science mooy communication boo xamante ni da ngay indi pas-pas ak jël dogu loolu la ñuy wax ñu communication engagement te loolu dafa dëppoog suñu diine dëppoog suñu aada gis nga ñun fii ci suñu gox yi nit ki su fekkente ni da ngaa fexe ba indi ko ci penc mi mu toog ak nawleem toog ak ay xaritam toog ak ay am di jàmmam toog ak ñi nga xam ne dafa leen wekk dafa leen naw nga fexe ba jëlloo ko pas-pas ak dogu mu ni dinaa def lii non seulement dina ko def ci lu ëpp te su ko defee dina ko def saxal ko dàkk parce que day bañ suba nga gisaat ko di ko xeeb mu def li nga xamante ne waroon nag li nga waxoon. fële ca France ñu ngi ci ñaareelu xaaju déconfinement bi élèves yi daal di jël yoonu classe yi dem jàngi waaye nag jàngi googu dañ ko boole ak respecté digal yi nga xam ni kër docteur moo leen ko digal lépp luy geste barrière ak lépp lu nga xam ni day indi kaaraange ci ñoom def nañu ko suñu naatangoo Abdou Latif Diop moo ñu fa teewal moo ñu ko faram-fàcceel. France nag commencé nañ tey jii ci altine ji seen dernière phase déconfinement ginnaaw bi nga xam ne feebar bii di Covid-19. lëmbe na àdduna bi lëmbe biir France à partir de tey jii nag baar yeeg restaurant yi mën a ñëw ubbi di accueillir seen clients ci biir ak ci biti comme niñ ko daan defee ginnaaw bi nga xam ne Emmanuel Macron wax na ko ci benn discours semaine bee passé tey jii nag biral nañ ko ndax école yi ubbiwaat nañ seen i bunt élèves yi yàkkamte woon nañ jàng si ba ñoom ñëpp xëy si nañ tey ci seen biir école comme niñ koy defee nag du doon comme nam daan demee ndax classe yi dañ leen a xaaj ñaari xaaj benn groupe bi mooy jàng si ci suba si beneen groupe bi di jàng si ngoon si te ba pare distanciation bi bu 1 mètre dañ koy respecté entre table élèves yi ci biir classe yi waaye nag élèves yi dañoo obligé ñu solloo leen masque ba pare respecté règle sécurité yi nga xam ne moom la établissement bi yépp di imposer ay élèves am dernière phase de confinement bi kat moom permettre na aussi yii di salle de cinéma yi ak salle de sport yi ñoom tam ñu reprendre seeni activité nañ ko daan defee 22 juin bii moom moo wane ne France kat léegi libre na commencé nañ di dund ak dund normal di ko defee nañ ko daan defee di dem ak dikk di dem ci restaurant yi ñi ngi bañ dajaloo bu gën a jéggi dayoo ba tax na ñi ngi imposer toujours prudence ak respecter yenn règles de sécurité yi écoles yi ak crèches yi ak collèges yi nag ñoom kontaan nañ lool reprendre cours yi dugg ci biir classe yi waaye nag ñaari semaine rek la ñuy jàngaat avant ñuy tëj nag dem vacances France nag commencé na dund boo xam ne ni dund normal la retour normal ba tax na kii di Emmanuel Macron mesure yi mu jëloon yépp matal nañ ko ba tax na France léegi mi ngi dundam comme ni mu ko daan defee. Abdou Latif Diop France mi ngi dundam nam ko daan defee waaye lépp ñu teg ko ci yar ak respecté li nga xam ni kër docteur digal na leen ko jëm ci wàllu mesure barrière Sénégal nag xam ngeen ni ki alxames la élèves yi war a dooraat ñi nekk ci classe d'examen war a dem jàngi ji kon nag loolu nga xam ne gis nañ ko ca France nañu ko roy mu nekk lu baax maanaam respecté mesure barrière yi ak lépp lu kër docteur digle ngir gën a moytu law jàngoro ji di coronavirus jàngeen jëf li ma gënoon a fës ci xibaaru marax yi di leen dig daje suba incha allah ci waxtu wi ci yeneen xibaar